waxoon naa leen ko diwaan bu Sédhiou jamono yi nag jàpp leen ne njëgum dund gi day wéy di gën a cher tax na askan wa nga xam ne nag ñoom ñoo fa nekk ci la jamono li ñu xamle mu di lot nañ ngir dindi seen ak gafaga di jëndee ci aw njëg woo xamante ni jéggi na dayo jamono yi jàpp leen ne li nga xam ne nag moom moo di litre diwlin gi mi ngi ci ñetti téeméer lu soxal ceeb bi ak itam li nga xam ne nag moom moo di lait bi maanaam ki nga xam ne moom moo di lait bi nag ci la jamono itam dafa rek jéggi dayoo tax na askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa nekk bëgg nañ ñu daal di rek indi aw saafara ci mbir mu ni mel ndax meew mi nga xam ne jamono yi nag mënees nañ ko sax nag bañ a teg gët Bakary Konté xaali jàmme ci reportage. diwlin bi dafa cher loolu fii ci diwaanu Pakaaw ndaxte litre bi ñu ngi koy jaayee entre 1250 ak ñetti téeméer loolu nag clients yi ñoo ko xamle. xanaa diwlin bi de metti si ñun parce que fu mu nekk nii diwlin bi cher na cheraay boo xamante ne jaaxal na askan bi. parce que diwlin la ñu am pour li ngay toggee loolu bu ñu ko yokkee daf ñuy sonal. commerçant détaillant yi di tuumal grossistes yi ñu ne ñoom ñoo waral ni diwlin daal di yokk fii ci douane bi ak marchandises yi yëpp nu ñuy yokkoo. diwlin bi dama na doy na waar moom dafa yokk léegi ñun commerçant yi mënatuñ ko jaay parce que boo naree jënd 25000 nga jaay ko 1200 sa xaalis bi du génn parce que 1200 boo calculé 20 litres boobu 24000 la yow nga jënd ko 25000 nga nar koy jaay 24000 xam nga pertement la même meew seer na loolu métti na nguur bi dafa war a gestu xoolaat baax waa nit ñi. xamuñu fu diwlin bi dugg dañuy xëy yor sa xaalis doo mën a jënd diwlin te grossiste yi ñoom ñoo mën a jàppale te defuñu effort ñun tamit ñu toog di leen déglu parce que ñun ay détaillants lañ grossiste yi la ñuy xaar ñu jaay ñu mën a jaayaat am dara mais bu ñu demee ñu mëntuñ ñoo jaay ñun tamit dañuy toog di leen seetaan rek ba xam loolu daal mooy suñu problème. waaye bëgg nañ tamit suñuy client bu ñëwee am luñ génnewaale waaye ñëw di jënd si dawlin nga ne awma dawlin rafetul tey pompe yi boo ci vidé amul dara sama fii bu ngeen fi xoolee daanaka lu ngeen fi gis dawlin dañu wax ak grossiste yi dimbali détaillant yi ndax benn ñun dañu naan lii ngeen di détaillé waaye duñu wax ni lii ngeen di jëndi en gros loolu tamit jàpp naa ni lu ñu war a seetaat la. population yi nag di ñaan gouvernement bi mu daal di wàññi njëg yi. ñuy ñaan di lancer cri de cœur gouvernement mais surtout président son excellence monsieur Macky Sall ne na ñëw toog ak commerçant yi wax ak ñoom waxtaan ak ñoom ndax ñu wàññi prix yi parce que cher na lool nit ñi sonn nañu te du loolu rek mooy wareefu nit ñi parce que courant ngi fi ndox ngi fi tamit. Sédhiou yi nag mere loolu grossistes yi ñu bëgg nag service du commerce daal di régulariser marché bi ba grossistes yi daal di respecter prix yi. Bakary du diwaan bu Sédhiou képp dong jamono yi nag jàppal ne li nga xam ne moom moo di inde bi fépp lay suusee lu ci mel ni itam li nga xam ne moom moo di gaz bi ñu teg ko gët jafe-jafe la rawatina njëkk li nga xam ne nag ci la jamono moom la amee tax na itam soxna yu bari ci réew mi daal nañuy dellu ca la woon mu di toggee li nga xam ne nag moom moo di këriñ donte li nga xam ne nag moom moo di am na ci ay njeexital waaye am na ci ñoo xamante ni daal na leen di arrangé bu baax a baax jaay këriñ yooyee itam jamono yi nag ngir ñu gis këriñ wi ci anam bu doy ñoom itam beneen ab jafe-jafe la Abi Faye ak itam Ismaïla Fall ñu doon ngir amal ñu aw reportage ñu seetaan. këriñ gi ñuy gis ni doon na loo xam ne jamono ji askan wi taamu nañ ko lu ko waral gis gaz ci say gët jafe na ci pàkku këriñ bi moom mii di fi jaay la tiis aw xolam rek bokk na ci anam nga mu koy amee ndax dafa cher. liñ gën a sonal mooy ñi nekk ci àll ba. ñi nekk ci àll ba balaa ñu laa solal këriñ suuf kese la ñuy sol teg ci tuuti këriñ bu ñëwee baana bi tegal la ci xaalis bu dul jeex ngay jaay di perte rek en plus këriñ bi dafa seer. baaxul dara loolu rek lu ñoo am suñu jafe-jafe daal liggéey bi rek moo bon àll ba loolu nag nakari na ñuy liggéey si këriñ bi daal. loolu di jooyu jaaykatu këriñ yi nekk fii ci diwaanu Pikine rawatina ca marché Savanel waaye këriñ gi de moo tax ñoom ñu ne waxatuñu dara faaw rek ñu utik pexe ngir li ñu gën ko mën di jëmmal. mën naa laa wax ne diggante démb ak barki démb yëpp dama tardé ndogu ndax ñàkk gaz ak wër këriñ ba sonn ñàkk wër gaz ba sonn mujj gi damaa mujj ñëw jënd këriñ di ko toggee. suñu sañoon daal état ñu jëm ci jàppale nit ñi quoi waaw. ca geneen wet ga ñi nga xam ne ñoom ñoo cay yëngu di cay daan seen doole naam seen gafa mu ngay dund waaye lañ cay perte itam nee nañ jéggi na dayoo. gisul xaalis lu ñu gis yi nekk si àll ba ni ñu koy envoyé patron yi ñëw jël yóbbu xaalis bi parce que balaa nga gis sa bopp mun ngaa liggéey fii 2 mois 3 mois. mun nga këriñ bi problème bi
xaalisam li ñu koy jaayee xaalis bi mënu génn parce que àll ba soluñu kër yi. gaz manqué gis ko doon loo xam ne lu jafe la këriñ gi taxaw doon loo xam ne maam moom la daan jëfandikoo ngir taal añam ba sax reeram ba ci ndekki gone yi tey jii ñu indiwaat ko sedd bi waral na ak ñàkkum gaz bi askan wi jëlaat ko def ko seen moomeel. Habib am na ñenn ci askan wi sax lu ni mel moo leen gënal yàgg na boobaak léegi ndax këriñ képp dong la ñuy toggee junjoon naa leen ko sànq mbokk yi bi ñu door yi la jotaayu xibaar ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca kër yu yegg ya ca diwaan bu jaxaay jamono yi nag mënees nañoo noyyi ngelaw lu féex ndax aw dogal woo xamante ni bàyyeekoo na ci président de la République du Sénégal Macky Sall jëm ci jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu dëkkuwaay ngi rek ñu indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko doon dund baak léegi toll na ci juróom ñaari at ñu teewlu Dieynaba Ndiaye mi nga xam ne nag moom moo yoroon seen kaddu ci micro Abdou Diouf Diagne Thierno Laurent Mendy. kon am nañ fi juróom benn at ñu am fi juróom-ñetti at yoo xamante ne niñ fi dëkkee dañ fee fekk kër yi fees dell ak mbalit ñu nekk ay citoyen dëkk ci kër yi dindi mbalit mi toog ak suñu njaboot di fekk nag toujours président ak i njabootam xamal leen ne ñun ñoo dëkk ci kër yu parewul yii. di la ñaan nag yow président yow mi nga xamante ne yaa ñu bokk jaboote nga bàyyee ñoo kër yooyu lépp loo xamante ne war nga ko cee def ci ñun ñii nga xamante ne ñooy say njaboot te dugg ca nga def ko ci ñun te nga bàyyee ñu ko. boobu ba tey lañ koy bind ay bataaxal di dem di ñëw di dem di ñëw di dem di ñëw ba président tontu si mais li waral woote bi mooy ñun saa yu ñu wootee di xaar kilifa bi rek am na ñu woote ne tey dañ leen di génnee di wax ne nag tey jii robinet bi jaay kër jaxaay dafa tëj. Monsieur le président Macky Sall tëj na ko ak membre de gouvernement fii ku fi pareeti bur jóg jaay kër yi ne da ngay génnee néew doole yi nekkatul ñun ak ñoom la ak président Macky Sall maa ngi koy déggal aussi monsieur le ministre mi nga xamante ne moo yor wàllu logement yi ñi nga xamante ne ñëpp dañu naan kër yi am na borom nekkawuñ fi dara du jël kër yi di ko jaay li tax ñu xaar ci seen bakkan xam nañ ne kër yi bu ñu ko président bàyyeewee ñoom ñëpp ci kaso bi la ñuy dee. ndax lekk nañ ay millions jàmbur doon yaakaar génnee néew doole yi pour jox leen kër yi. Major Mamadou Thiam Faye turam ñu daal di koy xaatim ci taarix ndax jëf ji nga xam ne daal dina koy def ci réew mi ci wàllu cet rawatina jàngoro Covid 19 bi mu ganasee réew bu Sénégal moom moomee jàpp leen ne joxe na li nga xam ne nag moom moo di lenge yi ci bopp su brigade bu hygiène diwaan bu Tëngéej foofee itam daal nañ ko fay delloo njukkal bu baax a baax tatagal ko itam ndax itam liggéey wa nga xam ne daal na koy def ca woowulee diwaan bëri na ci ay autorité administrative yoo xamante ni teewoon nañ ci. lu ni mel Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb ci reportage. ci dem gi mu doon dem retraite kii fi jiite woon sous brigade de l'hygiène bu Tëngéej bàyyi ci ginnaawam nag liggéey bu am solo Major Mamadou Thiam Faye ci atum 2015 la fi ñëw ba nege nii ñëpp ñi nga xam ne nag jël nañu kàddu muy autorité administrative di ñuy yëngu ci wàllu caada ak mouvement associatif yi ñoom ñëpp wax bi benn la liggéey bu am solo la fi kii daal di amal. fii ñu nekk nii ci sous brigade bii ñëpp ñoo ñu wusi dem ci kontaan bu baax a baax mais li may wax nii xamal leen également liggéey bi nga xam ne moom lañ liggéey fii ci département bi ki nga xam ne moom mi fi wuutu fas yéene na continuer ko fi ñu yóbbu baar bi fi mu kawee ki nga xam ne moo ñu war a wuutu aussi continuer la liggéey bi. dem gi mu dem retraite nag perte gu rëy la ci askan wi bu ñu sukkandikoo ci préfet bu département bu Tëngéej. Thiam Faye damay wax ni modèle la. modèle si agent wax naa ko fu mu fekkee wax naa ko fu mu fekkewul sànq si kaw wax naa ko colonel nee naa ko perte la si service d'hygiène perte la si administration sénégalaise ku mel ni Thiam Faye muy dem retraite ndax tey ku xool Thiam xam ni la mu mënoon démb mën na ko tey te mën na ko suba. kii nga xam ne nag dem na retraite di sàkku nag ñu gën a bàyyi xel ndaw ñi nag daal leen di tàggat ba liggéey bii nga xam ne nag dañ leen koo sas muy set ak sellal ñu daal di koy mën a def te na mu waree. Major Mamadou Thiam Faye ñu koy ñaanal mu dallu ak jàmm di ko jaajëfal itam ci liggéey bi nga xam ne daal na koy def fii ci réew bu Sénégal mbokk yi ñu wëyal li nga xam ne rek moom moo di xibaar yi dalal suñu gan moom moomee nag professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo lay wuyoo maa ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Lo. maa ngi lay fay Cheikh Diop
di leen gërëm di leen sant. ci jërëjëf di fàttali rek ne moom mooy directeur général bu agence nationale bu recherche scientifique appliquée xam ngeen ne li waral jotaay wi bokk na ci woote wi nga xam ne nag njiit bu réew bu Sénégal woolu na leen woon ca Palais amal ak ñoom waxtaan ci lu tollook juróom-ñetti waxtu lépp nag lu ko wundu bokk na ci gën ñoŋ-ñoŋal lépp lu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi rawatina wàllu recherche du noonu. dëgg la noonu la Cheikh maa ngi kontaan trop. pour ci wax ci réunion boobu nga xam ne. président de la République moo ko convoqué woon. di wane vision bi mu am ci enseignement supérieur ak la recherche. di wane aussi volonté politique bi mu am pour jàppale enseignement recherche ak recherche bi. ndaxte moom gëm na ne capital humain. lu am importance la. te capital humain. boo ko bëggee développer tey nga am des ressources humaines de qualité. ci enseignement nga ko mën a jaaree. muy enseignement ci suuf muy enseignement ci kaw. donc président daf ñu dajale ba mu ñëwee jël pouvoir bi en 2012. dafa woote woon li ñuy tuddee concertation nationale. concertation nationale boobu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci recherche bi fekkee nañ ko ñu jëloon fa ay recommandations 10 ans après président convoqué acteurs yooyu yëpp ñu daje. li ci li baax li ak li nga xam ne am na neex na ci réunion boobu mooy que président non seulement dafa bàyyi ñëpp jël parole kenn amul syndicat yi wax nañ ISEP yi wax nañ ñëpp ku ci nekk wax nga fa nga jóge fi nga toll ak fa nga bëgg a jëm. ak li nga xam ne mooy gàllankoor yi nga xam ne mën na tegu ci yoon bi nga xam ne fa nga mën a jëm. président dégluñu pendant 8 heures de temps ñu ngi koy gërëm la communauté universitaire surtout parce que man nag université laa bokk ñu ngi koy gërëm ndaxte. am na écoute ci ñun jox nañu respect jox nañu considération te aussi wax dëgg yàlla yaakaar nañu pour ñu développer enseignement bi ak recherche. wax nga ko sànq fukki at ginnaaw bi maanaam ci atum 2012 ba suñu jonn yàllaay tey boo doon tënk li nga xam ne ay avancé la ci wàll wi ci aw tënk lan lay doon. ci tënk dinaa la wax ne. te daf ko tënk bi dafay ànd ak cohérence ndaxte bi président waxee li mu bëgg ba ñu génnee 12 recommandations yi d'abord budget bi nga xam ne mooy li nga xam ne dañ koy nattal ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. boo ko nattee 2012 mi ngi nekkoon ci 117 milliards maanaam téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñaar. waaye tey boo ñëwee en 2022 mi ngi nekk ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett milliards. mooy wane ne ful na ko presque ñaari yoon yoo xam ne dépassé na ko kooku bu wane na ne volonté bi mu ci am ñaareel bi boo ñëwee sur la carte universitaire maanaam mooy université yi ndaxte la nekk ci ginnaaw xalaat bi mooy fexe ba nga xam ne région yëpp danañu am université bi muy ñëw boobu 3-4 université moo fi nekk tey ñi ngi ci 8 université yooyu nga boole ci nag maintenant ñaar yoo xam ne teg na ko ci yoon muy université de Souleymane Niang de Matam bi nga xam ne ñi ngi ci ak bële nga xam ne moom la war a def Sénégal oriental bu boobaa dina mettre 10 universités te incha allah dinañ yegg ba nga xam ne dinañ am 4 universités waaye yemul foofu daf ko booleeg parce que loolu yëpp dafay ànd ak toujours cohérence bi daf ko booleeg ay ISEP yi mooy institut supérieur d'enseignement professionnel nga xam ne dafay jël xale yi tëgg leen ci ñaari at ñu jox la diplôme nga xam ne automatiquement da ngay mën a dem liggéey maa ngi fàttaleeku ñun bu yàgg ba mooy ñi daan dem ESP ñun dañ daan dem dugg ci ay médecine di def ay 7 ans am na ñoo xam ne dañ daan dugg ESP def 2 ans génn commencer liggéey loolu nag la dekkalaat pour permettre régler problème employabilité des jeunes xam nga loolu kon lu am importance bi ñetteel bi parce que boo nee teg nga yokk nga ful nga budget bi nga ne def nga 4 universités yokk nga université dafa laaj aussi ñiy jàngale nga yokk leen loolu tamit def na ci ay jéego yu rëy parce que ba muy ñëw 2015 ñi ngi woon ci 2027 enseignants tey ñi ngi ci 2300 maanaam yokk na ci presque ñetti téeméeri enseignants kooku tamit lu am solo la parce que loolu mooy tax objectif yi ñu fixé ñu mën a ci yegg mais boo jógee ci loolu boo jógee ci loolu ci social bi mais président bi muy ñëw maanaam xale yi cadre de vie parce que tey ku dugg ci université yi gis nga ne cadre de vie yi defar nañ ko soppeeku na bu rëy tey bu ñu amoon 6000 lii la ñu amoon environ en 2012 tey ñi ngi ci 43000 lii loolu lan lay wane dafay wane ne ful na ko juróom-ñaari yoon pour mettre étudiants yi dans de très bonnes conditions waaye parce que dafa anticiper aussi ci li nga xam ne mooy démographie bi parce que suñu démographie day yokku jeunes yi bari nañ ñi war a jàng bari nañ te réew li koy développer mooy loolu nga xam ne jàng wante boo jógee ci loolu mooy ci bourse yi aussi bourse yi
40 milliards la newoon en 2000. tey ñu ngi ci 70 milliards maanaam yokk na ko presque doublé na ko def na ci 30 milliards. loolu yëpp dafay wone vraiment volonté politique bi nga xam ne en tout cas am na ko ci li nga xam ne mooy enseignement ak recherche. si ajoute également li nga xam ne moom moo di wàllu kaaraange gi xam naa da nga koo fàtte wax waaye tamit bu ñu mënoon tënk li nga xam ne moom moo di wàllu recherche en général lan lay doon. waaw xam nga recherche bi ba ñu ñëwee aussi ni ñu def ci enseignement bi cohérence bi am ci enseignement bi moo am ci recherche parce que dañu ne recherche bi il faut ñu orienter ko ci li nga xam ne soxla nañ ko société bi soxla na ko ak si li nga xam ne économie soxla na ko loolu nag pour ñu def ko il fallait que président investir sur recherche tey boo demee am na 1000 laboratoire 100 laboratoires yoo xam ne tey seen financement pare na seen équipement et ñi ngi koy tabax pour bu équiper université yooyu ba nga xam ne université yi parce que université yi boo demee ci biir université yi am nañ benn mission boo xam ne mooy seen contact ak le monde économique te loolu dafa soxal président parce que il faut mu am contact monde économique ak chercheurs yi di ko fait loolu day permettre chercheurs yi li nga xam ne ñu ngi koy gëstu li nga xam ne ñu ngi koy def ci ay avancées ñu mun ko utiliser pour dem mën a am innovation ci li nga xam ne mooy entreprise yeeg yooyu. donc fonction bu am importance boo xam ne tey ñi ngi koy doxal et mi ngi dem ci kanam. yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci wàll wi donte yéen a ngi defi jéego maanaam recherche yi yéen a ngi koy amal ci anam wi nga xam ne noonee la waree waaye bu fekkee recherche yi dafa noppi itam lépp lu soxal wàllu application bi yenn saa yi day am rëq-rëq. lan moo waral lu ni mel. xam nga dama am honneur diriger agence nationale de la recherche scientifique appliquée. ñu ciy jéem a def tamit jéego. parce que lépp tam cohérence la. lépp sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur que mi may féliciter au passage parce que loolu li ñuy def nii yëpp moom moo koy coordonné mais moo wax ne gis nga tey recherche appliquée bi dañu war a ñun suñu d'abord suñu kii moo doon coordonné superviser lépp li nga xam ne recherche appliquée la ci Sénégal de toute l'étendue du territoire fexe ba nga xam ne li nga xam ne ñu ngi koy trouver ci université yi ñu mun ko appliquer dans le monde industriel également dans le monde agricole pour que ñu mën a dem fi ñu bëgg notamment ci autosuffisance alimentaire bi nga xam ne ñi ngi koy wax loolu moo tax ñun tooguñu non seulement dañu boolee loolu mais dañuy fexe ba nga xam ne dañu lënkaloog tey am nañ projet bu mag boo xam ne ñi ngi koy doxal ñu tuddee ko Variva muy projet boo xam ne tey ñi ngi am na 3 phases d'abord phase bi njëkk mooy ñu fexe ba nga xam ne sénégalais yi chercheurs yi ak entreprises yi mais également communauté yi ñu toog ak ñoom jouer ñun suñu rôle bi nga xam ne mooy boole leen fexe ba nga xam ne ñoom ñëpp dañuy comprendre li nga xam ne mooy stratégie recherche au Sénégal pour que politique bi pour que ñoom ñëpp ñu bokkandoo même compréhension ci politique recherche Sénégal ñaareel bi di nga ma may ma daaneel foofu ñaareel bi lu am solo aussi mooy ñaareel bi danañu fexe ba nga xam ne dinañ am cartographie Sénégal ci li nga xam ne mooy nombre de chercheurs yi si li nga xam ne chercheurs yi ñu ngi koy am muy résultat de recherche di nga xam ne entreprise yi ñu ngi koy soxla pour que en fin de compte ñu mën a leen lëkkale te loolu ñi ngi ci avancé bu baax a baax moo xam ne projet boobu projet bu 4 milliards la te tey sénégalais yu bari ñu ngi ciy dund ndax ci sénégalais yi ñoo gagné appel à projet yi nga xam ne def nañ ko ndax ñeenti pays la wante tey Sénégal am na ci retombée bu mag boo xam ne toll na ci 644 millions kon nag loolu dafay wone ne lépp day permettre ñu booster li nga xam ne chef de l'État bëgg na ko pour que commerce bi pour que recherche bi mën a dem ci kanam. jërëjëf voilà jërëjëf maa ngi lay gërëm. jërëjëf di lay gërëm bu baax a baax di la sant jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf mooy fàttali rek ne moom mooy professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo moom mooy directeur général bu agence nationale de la recherche scientifique appliquée fii ci réew bu Sénégal dalaloon ko ngir amal ab waxtaan wu yaa ci lépp lu ñeel wala recherche fii ci réew mi ñu wëyal xibaar yi dem ba fa nga xam ne nag moom moo di diwaan bu Sédhiou foofee jàpp leen ci lu tollook ñeent fukk ci ay élus locaux ñoom ñooñe nag la ñu gën a tàggat ngir rek ñu gën a dëggal li nga xam ne nag moom moo di seen ak xarañteef buñ ci noppee itam dina ami jéego yoo xamante ni daañ ko def jëmale ci askan wi Bakary Konté xaali jàmme ñetti fan lañ daal di jël jagleel ko élus locaux yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou pour tàggat leen ci seen rôle ak responsabilité ci biir conseil municipal bi. dañoo gis ni conseil yu bëri mënuñu maîtriser wuñu seen rôle ak seen responsabilité donc loolu day indi jafe-jafe ci seen déroulement des activités bi. formation bi ñetti fan lay durer te module de formation bi dañuy nekk di renforcer
capacité si njumtukaay bi nga xamante ne dañ koy jox conseillers municipaux yi nekk commune de Sédhiou pour ñu mën a jël en compte préoccupation population bu commune de Sédhiou bi. Casades ak partenaire am du fondation Konrad Adenauer amal nañu ay activités yi bëri fii ci diwaan bi pour nag ñu mën a def choix bu baax ci conseil yi. avant ñuy def élection yi organiser woon nañ benn concertation benn activité boo xam ne dañ doon xool di càmbar di xool nan la ku ñu fal nan la war a mel nan la kuy représenter commune am na war a taxawee ñu def genre portrait robot. donc léegi nag bi ñu falee ba pare ñu xam ne loolu continuité la avant ñuy continuer 5 ans bëri na bëriwul ñu ne nañ leen dès le début ñu jàppale leen ñu xool fan lañ war a taxawee loolu mooy lan lañ war a def pour seen liggéey lan lañ leen wax lan mooy seen mission. Abibatou Diallo mooy premier adjointe au maire bu Sédhiou. kontaan nañ bég nañ ci Casades moo tax ñu ngi koy jaajëfal ci tàggat bu mu nar a tàggat sunu conseillers yi ci ñetti fan bég nañ ci kontaan nañ ci lool ndax dina tax conseil yi mën a xam lan mooy seen wareef ci biir conseil municipal. am naa njort ne buñ leen tàggatee dina tax seen liggéey bi yomb ci ñoom waaye tamit dina tax seen taxawaay rafet ci commune Sédhiou. Casades ak partenaire am di fondation Konrad Adenauer ñoom nag ñu ne dinañ wëyal jàppale équipe municipale yi bees yi loolu nag pour ñu mën a réussir seen mission. jërëjëf Bakary ñu àddu ci leneen mu ñeel làngu ko politique bi fii ci réew bu Sénégal jàppal ne nag coalition tabax jot na daal dinay koy tabax moom itam ngir rek mu daal di wëyal li nga xam ne nag moom moo di liggéeyam ci làngu ko politique bi jàpp leen ba tey lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent ci ay parti ak itam mouvement politique ñoom ñoo lal lu ni mel la ñu bëgg bokk na ci lépp loo xamante ni rëq-rëq la lu ñu war a joyanti fii ci réew bu Sénégal ñu am ci aw taxawaay wu yaa Boubacar Camara membre fondateur ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alxasan Ba Amadou Ba. langue politique bi am na gan boo xam ne du ganu circonstance gan la boo xam ne dafa fas yéene liggéey ci sart boo xam ne bii bind nañ ko ba pare tout à l'heure la ko ñëpp di signé am na 25 yoo xam ne déjà ñu ngi fi pour loolu ak ñoo xam ne joxe nañu seen accord di gërëm coalition jot na ak coalition tabax ëllëg bi nga xam ne ñoo def liggéey bi ba toll fii ñu toll coalition bi nag coalition politique la ñu ngi jëm ci élection législative yi coalition yépp tàllal nañu loxo pour xool naka la ñuy liggéey ak ñoom ñun ci sunu biir bu ñu taxawalee sunu instance yi dinañ waxtaan pour xool ñan la ñuy àndal ci coalition électorale pour élection yi ñu jëm kon nag noonu lañ koy doxale léegi li xew mooy tànn nga tànn ñu tabax ci sunu programme ci wàllu koom-koom seet fan la ñuy jëlee xaalisu defar réew mi fan lañ koy dugal ak naka lañ koy jëfandikoo loolu mooy tabax bi buñ ko tabaxee nag mu dëgër këj ñu suuxat ko. mbokk yi jàppale ne coalition Benno Bokk Yaakaar diwaan bu Yoff xam ngeen ñàkk yi nga xam ne daal dina koy ñàkk ci élection locale yi nga xam ne nag moom la ñu weesu lu ni mel la ñu bëgg ruccanti ku ci mel ni nag ministre conseiller ca présidence moom Abdoulaye Ndour la mu xamle mu di daana def kéem kattan ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ci weeru juillet fanweeri fan ak benn ñu teewlay kàddoom ci micro Alhassane Ba ba tey. loolu c'est naturel. président maanaam majorité son souhait mooy mu gën di majoritaire l'opposition son souhait mooy mu gën a jege pouvoir bi donc c'est naturel ñun wax ak léegi man Benno Bokk Yaakaar la pléonasme ku ma xam donc fu ma taxaw lu may def lu dooleel président Macky Sall lay dox loolu nag xam naa ñun ci lañ dëkk. boo amee ab njiit da ngay ñaan mu am wërsëg mais mu indi fa loo xam ne dafay am njëriñ. xam nga dem élection gañ ak ñàkk a gañ moom loolu ci mbiru yàlla la ndax man la ma daan def bay gañ moom laa def ba perte la ma daan def au contraire dafay yokku te pourtant terewul defet am ma gëm ne mbiru yàlla la ndax quand même élection nag gañe la ak perte waaye nag bu defet ñëwee da nga koy nangu te loolu aussi ça ne sera qu'une motivation supplémentaire ba lu ñu doon def ñu gën ci taxaw ba ndam li président laaj ñu def ko li ci des nag mbiru yàlla la gañe moom mbiru yàlla mais ñun
dinañ def suñu kéem lay kàttan fu nit nekk ñu jéem la convaincre jox la aussi les raisons li mun tax nga ut une majorité parce que aussi nit ki doo ko fal mu yor réew mi pour développer ko nga utal ko leneen lu koy téye. ginnaaw Abdoulaye Ndour mbokk yi jàppale na nag moom Bassirou Touré responsable APR diwaan bu banlieue ak lu ko wër moom itam la mu xamle mu di dina def kéem kattan ba rek ñu daal di jox ndam ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci mouvance présidentielle ñu teewlu ay kàddoom ci micro Pape Fara Gningue. li am nag mooy dañoo ñëw ba 2022 lu musul am ci commune bi mu am muy l'APR et la coalition Benno Bokk Yaakaar mu perte élection. li ko waral nag mooy ñi doon gagné bu ñu nekkatul ci équipe bii gagné donc mun nañoo xaar ñu daal di perte élection yi parce que tey li firndeel ne ñun ñii nga xam ne nii ñoo fi toog ñoo daan gagné élection yi cette fois-ci ñun ku ci nekk da nga demoon ci liste parallèle. fi ñu jëm bu ñu bañee li ñu dal fii mu dalaat ñun kat jot na ñu jug àndandoo. ak sages yi nga xamante ni ak ñun ñëpp nga xam ne nii ñoo sosoon APR fii ci commune bi nekk ci di liggéey 2012 ba léegi résultat yi am yëpp ñu koy am jot nañu joxante loxo àndaat préparer élection législative yi nga xam ne nii moom la ñu jëm bu ko defee nekkaat ci terrain bi comme ni ñu ci nekkee woon parce que ñu bëri dañoo frustré woon. mbokk yi junjoon naa leen ko bi ñu door yi la jotaayu xibaar palum njongante njiitu réew mi diwaan bu France ni ki tey jile ci dibeer bi jàppale ne nag ci yile jamono ñi nga xam ne ñoom ñoo séq langue politique bi ngir rek daal di bëgg a jël raw gàddu gi toll nañ ci fukk ak ñaar ci ay candidats ci ñoom itam ki nga xam ne moom moo di président sortant bi moom Emmanuel Macron ci la bokk moom itam yéex def li nga xam ne moom moo di campagne électorale yi tax na itam samp na aw ndëndëm ngir rek daal di jàmmarloo ak ñenn ci ay ñoñam Ibou Diouf moo ñu koy jàngatal. fukki candidat ak ñaar ku si nekk bëgg a jiite réewu France Emmanuel Macron bëgg a jiite waat gannaaw bu ko français yi joxe li nga xamante ne mooy ñaareelu mandat moom nag dina jàkkaarloo ak fukki kàngam ak benn ku ci nekk def kemtalaay kàttanam ci li nga xamante ne moo nekkoon ci campagne bi ngir français yi moon la jàppale nga falu. ci ñooñe nag mënees nañ ci jàpp Nathalie Arnaud bokk ci lutte ouvrière Nicolas Dupont Debout la France Anne Hidalgo bu parti socialiste Yannick Jadot Europe Écologie Les Verts Jean Lassalle Résistons Marine Le Pen nekk Rassemblement National Jean-Luc Mélenchon nekk ci France Insoumise Valérie Pécresse Les Républicains Philippe Pontou Nouveau parti anticapitaliste Fabien Roussel parti communiste Éric Zemmour moom Reconquête la bokk seetlu bi nag jamono ji mooy wuute bi am digganteem ak élection yu 2017 yi ndax tey dañu jàpp ne ñi woote dañu neew lool téeméer boo jël daanaka ñaar fukk ak juróom yi rek ñoo demagum wote ji ñu ne nag jamono ji bu fekkente ne tendance yu ñu am dafa confirmé wu boo moyul rek dinañ amal deuxième tour ci li nga xamante ne mooy may français yi ñu mën a tàbb seen président de la république. Ibou Diouf français yi nga xam ne itam ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal mbokk yi jàppale ne nag ñu ngi voté fa nga xam ne nag moom moo di ca école Jean Mermoz bi nekk fii ci Wakam feneen itam foo xamante ni des fay voté bokk na ci consulat bi amoon nañ yéene daal di leen di digtal même aw reportage yoo xamante ni suñu ay ndaw yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci terrain bi ci les jamono defoon nañu ko waaye du ñàkk di ngeen ko am suñu yeneen jotaay yu xibaar fii ci télévision Futurs Médias waxtu yëkkati jotaay jot na ñu jaar fa itam daal di buural dig daje ak rédaction bi léegi ci kanam daañu amal aw plateau spécial ngir wax li nga xam ne moom moo di jongante yi ca France daañ ci teg ñoo xamante ni itam seenam xam-xam màcc na jëm ci wàll wi ngir rek ñu gën ko faram-fàccee lu may loolee itam ñu leen ñaanal kenn dal ak jàmm mbokk yi jaa ngeen jëf.